asalaamaaleykum mbokki internet asalaamaaleykum yéen ñi di safoo Yoff Média Info rawatina seen émission classe A tey nag ñu indil leen si biir classe A lu ñuy wax vie de l'élève kenn mënul wax classe te waxuloo élève si noonu moo tax ñuy dalal benn élève bu tudd Fatou Bintou Mata Diène dëkk fii si Yoff Tongoor di jàngee lycée Yoff kon mbokk yi dañu def lu dul bàyyi leen ak Fatoumata Bintou mu wax leen moom mooy kan ginnaaw bi mu nuyoo ba pare daal ñooy dugg ci émission bi. di leen nuyu yéen ñëpp. maa ngi tudd Fatoumata Bintou Diène. di jàngee lycée Yoff village. et je fais la classe de première S1. et j'ai 17 ans aussi c'est ça. ok c'est super 17 ans Fatoumata. kan mooy Fatoumata de façon kii yaa ngi juddoo Yoff ok mais man nga ñu wax tuuti ci sa cursus scolaire fan nga jaare ban école nga jàngee élémentaire ba CM2 doog a dem fi nga xamante ne moom mooy lycée Yoff. waaw man maa ngi jànge benn école bu tudd Sinozuka Kenziro. bu nekk fii bu nekk diggante Ndenaat ak Tongoor mais ñi dañ naan Ndenaat la nekk. ok d'accord waay soriwuma lool. fa laa jàngee CI ba CM2. après bi ma amee sama certificat. ma dem si lycée bi lycée Yoff. booba sax nekkagul woon lycée. ok boobu CM la nekkoon CM la woon oui en classe de 5e après si la nekk lycée. c'est ça. d'accord Fatoumata mu nekk élève ndek boo xamante ne bu ràññeeku la fii si lycée bi ñu ñëpp ñu xam ko waaye balaa loolu dama bëgg mu xam ñu wax ñu lan mooy programme mu Fatoumata parce que. émission bi dafay joxe exemple si élèves yëpp yoo xamante ne nii ñu ngi am sa âge wala nga mag leen wala ñu mag la nekk terminal et cetera moo tax li ñuy njëkk def si émission bi mooy nga wax ñu lan mooy sa programme ban heure la Fatoumata di yeewu pour dem école. maa ngi yeewu ay 5h30. 5h30 lu si bari waaw. après 5h30 laay yeewu. après su ma yeewoo 5h30 damay. xaar heure julli ji balaa may xaar heure julli di jot. dinaa xaw a réviser tuuti. li nga xamante ne nii jàngoon naa si guddi gi mokkul woon. dinaa ko réviser ba mu wóor ma ni mokk na ma doogay jug dem sangu ji nag en attendant heure julli di jot. parfois heure julli bu jotee nag ma jàpp julli yenn saa yi ma toog ba balaa ay 7h15. ok su ma defee lépp ba pare ma toog ba 7h15. après si laay doog a jug pour dem école si laay génn suñu kër. ok kon programme Fatoumata suñu ko bëggee wax njëlbeen lay njël lay jóg comme ni ñu ko waxee tôt le matin. tôt le matin kon donc Fatoumata yow xanaa timis ngay tëdd jóg 5h30 loolu moom ban heure ngay tëdd c'est-à-dire que dama bëgg nga ñëwal ñu sa programme. c'est-à-dire que programme bi mooy soo jógee 5h30 li ngay def yëpp ba heure jàng jot boo jàng jee wàcc tout ça nan ngay reposer woo bu fekkee da ngay def journée continue boobu mënuloo ñëwaat. mais bu fekkee da ngay wàcc di ñëwaat nan repos bi boo wàccee nan mooy doon sa programme ndax da ngay wàcc sànni bagage yi wala y a un programme bien défini heure bi ngay réviser si guddi gi ak heure bi ngay tëdd loolu est-ce que mën nga ñu si ñëwal dëggantaan. bu fekkee nag yenn jours yi xam nga école mënoo jàng jour yëpp nga def journée continue. effectivement comme genre ay mercredi presque école yëpp dañuy teel a wàcc. ak vendredi. mercredi parfois damay teel a su ma wàccee damay delluwaat école. lu si bari léegi su ma ñëwee fii nag damay daal di tëdd tuuti. mën na bañ a mat 30 minutes mais faa ma tëdd noppal sama xel. en plus école du ma fa mën a toog parce que ñëpp dañuy dem bàyyi ma fa léegi damay ñëw. toog fii profito su ma mënee jàng su ma mënul jàng ba tëdd su ma sonnee ma tëdd dallu ba xam ni feex naa ma doogay jug préparé wu pour demaat école. ok kon donc am nga heure boo xam ne si ngay reposer. si laay reposer am nga heure boo xam ne si ngay réviser. waaw ginnaaw boo reeree ba pare comme yow da ngay def journée continue école à part les mercredis. léegi dañu bëgg xam de plan un peu détaillé boo wàccee par exemple 18h ngay wàcc. boo wàccee. ban heure ngay reposer ba ban heure ngay jàngaat ak ban heure ngay tëdd loolu est-ce que c'est façon boobu bi nga wàccee rek. de 18h jusqu'à 22h nga wax ne moom ngay tëdd. 22h laay tëdd. nan nga ñu si expliquer ne ni ngay reposer ni ngay jàngee ak sa reer.
du gudd noonu. waaw ndax su ma jógee école parfois 17h laay wàcc. le fait may wàcc 17h ànd ak sama morom dina jël temps. après su ma ñibbisee ay 17h ay 6h15 presque mën na jot fii nii. léegi su ma ñëwee damay jéem a reposer wu su ma nuyoo def li may def yëpp jéem a reposer wu jusqu'à 19h. parce que li ma manqué si guddi gi xam nga 8 heures de temps normalement la sama genre gi war a nelaw. pour cerveau bi mën a reposer. pour nga mën a xalaat. ranger waat les idées un peu. ok sinon boo ko defulee li ma manqué laay jéem a mottali foofu. ok sinon bu ma ko defulee ay da ngay dem classe nelaw comme yenn élèves ni ñuy def peut-être. ok léegi damay ñëw noppaliku ba 19h sama portable laay jël réveil lu si bari après ma daal di jug su ma paree préparé wu def ñoom julli yooyu noonu. ñëw nuyu paa bi comme moom du fi faral di nekk. ok nuyu ko. après na bu match amee. ba ñëw toog mais du ma fi yàgg nag. match lan la. match football. ah bon football waaw. fan nga kon. waaw kan ngay supporter. Liverpool bu fekkee Angleterre la boo demee Espagne maa ngi Real Madrid. ok am na solo sama équipe. am na solo léegi gis nañ bii bi nga xamante ne moom ngay mëne si biir kër bi. gis nañ la sànq yaa say copains je sais pas. réviser leçon yi nga xamante ne moom la jàngoon démb muy lu am solo surtout si élèves yi mooy ginnaaw bi nga xamee jàng nga si guddi gi ba tëdd soo yeewoo li nga war a njëkk a def mooy réviser say leçon mu dugg mu ancré wu mu toog nga sangu julli jël sa petit déjeuner diriger vers école sinon ñu dem école Fatoumata comportement élève si biir classe bi nan la war a élève bi war a comporter woo si biir classe bi pour mu am benn assiduité mën a suivre cours bi normalement lan mooy may loolu élève lu si ba li njëkk mooy élève da ngay njëkk bëgg li ngay def ba pare ok am na solo parce que boo bëggul li ngay def mënoo dem école ni damay concentré wu waaw loolu tricher la ok da ngay bëgg li ngay def ba pare bu fekkee man la sama cas su ma ñëwee école lu si bari man maa fay jiit man suñu classe maa fay jiit ubbi bunti def lépp ñëw toog. yaa responsable classe. am na benn responsable sama benn waa classe waaw. ok mais ñoom ñëpp maa leen di njëkk ñëw lu si bari. d'accord léegi damay ubbi bunt bi ñëw toog jénne sama kay exercice yi nga xamante ne ni commencé woon naa xam nga dañuy jox ay séries yu bari. loolu moom c'est évident parce que faaw ñu jox la ay exercice. waaw. léegi su ma defee yenn exercice ba pareew ma damay bàyyi ba dem classe. ma àggali ko sinon bu ma amul dara. le fait élèves yi ñëwaguñu. dina am lu ma réviser. forcément dina am lu ma réviser. ok gis nañ ne aussi amaan na beneen gain de temps bu si am mooy teel a dem école dafa am solo si élève waaw parce que dina la may de nga toogaat xoolaat sa cours. revoiraat les exercices yi nga xam ne prof bi joxe woon na ko. surtout bu fekkee série d'exercices la comme ni nga ko waxee. loolu dafay tax lu ñu la dàq exercice noo fay. dafay tax prof bi bu fekkee dafay posé waat ay questions si leçon bi jàll nga mën a répondre joxe ay réponses yoo xamante ne ay réponses yu exact la kon donc foofu gis nañ ne Fatoumata boofu da nga fa am programme bu Fatoumata ku lay aider da nga am ku lay aider si sa wàllu programmation sa temps wala déedéet juste que man maay organiser wu. ok maay organiser sama bopp. non attends Fatoumata gis nañ milieu bi nga dëkk ni mu mel. gis nañ ne tongoor la maa ngi nuyu waa tongoor au passage sànniwu ma xeer mais milieu bu xaw a dafa am animation. gis nañ mbedd bi léegi rek bi ñuy ñëw. gune yi ñu ngi sibiti mag ñi tout ça ñëpp ñu ngi sibiti li muy tàng yëpp ñu ngi sibiti dafay xumb trop. nan nga mën a amee boobu programme yow en tant que ndaw ba pare nga yaa ngi def S1 nga xam ne du sérieux como lu xaw a difficile la. dëgg la yow te amoo ku la aider à ce point wala da nga am benn grand frère wala grande sœur boo xam ne si gàlla bi moom dafa yëy ay këyit comme ni ñu koy waxee. ku xam ne sa référence la wala nan nga mën a amee boobu programme quoi selon milieu bi ngay dund. selon milieu bi may dund mën naa wax ni si lii laa màggee xam naa loolu moo tax ma miin ko. ok. si lii laa màggee mais nag am naa sama benn sœur la ci man lépp la ci man mooy sama jabar mag. ok waaw parfois mu may jàppale ñu koy wax maam Koddu Thiaw. maam Koddu Thiaw nuyu au passage. amoon naa fi aussi benn grand bu ñuy wax
Moussa. dañ koy wax Mansour Ka. ok ñaari Moussa la daal. ñëpp dañ ma doon jàppale mais. c'était temporaire. temporaire. looloo taxoon may jéem a def lépp pour sama bopp xam ne man maa war a jàppale sama bopp. d'accord ndax nekkul chaque jour ki lay jàppale chaque jour dafiy ne. en plus waroo dépendre aussi si nit lu bari. sinon bu fi nekkulee rek problème day xaw a am. d'accord mais xam nga jàng dafa xaw a fiir dafa complexe léeg-léeg su fekkente ne amuloo ku la mën a wax tegal fii sa tànk day xaw a difficile même loo bëgg-bëgg te gis nañ ne macha allah yàlla jàppale la ku yàlla may nga daal cat laf cat comme niñ ko waxee quoi te yaa ngi ciy génne selon milieu bi ngay dund gis nañ ne sa gàlle bi sa kër dafa bari xale yu góor waaw loolu am la. des fois doo ràññee kii mooy kii kambis la et tout ça dafa rëb comme ni ñu koy waxee quoi dafa rëb. léegi nan nga mën a concentré woo si biir gàlle bi pour jàng parce que sa néeg sax dañ koy nangu si yow. xam nañ kër yi ni mu demee. am milieu bi nan ngay concentré woo boo bëggee jàng dëggantaan fooy ne pour jàng fan ngay nekk si kër gi fan ngay laxatoo. fan laay laxatoo sama néeg mais avant. dama doon préféré parfois ma yéeg ci kaw. boobu amoo woon nekk. amoo woon dara da nga doon bokkante. dama doon bokkante sama néeg yaay laa nekkoon. ok xam nga ñun loolu lañ tàmm. waaw dund en famille. waaw ba kara benn âge bi ok. ba benn âge bi. sama néeg yaay laa daan nekk di jàng nit ñi dañuy seetaan sax mais man. comme ni man dama bëgg. faaw ma jéem a def le tout ba concentré wu. ok mais quand il s'agit des leçons. damay obligé jénn yéeg ci kaw terrasse bi. ok parfois man kese fay nekk. ah bon ma nekk di jàng waaw. dina leer di nga am benn kii. non si pa bi laay dem mu àll ma torche wala parfois ma jël ay sondel yooyu noonu pour jàng. quelle motivation. quelle motivation pour jàng. ah bon. noonu de laay def noonu laay jàngee su ma mokkalee ma wàcc nekkaat sama néeg. mais bi ma amulee nekk. damay wàcc demaat sama néegu yaay toog fa ba heure tëdd jot ma tëdd. ok wala su ma jàngee sama leçon ba pare xam naa ne exercice yi moom. mën nga ko def si biir nit ñi. loolu du garaaw. ok léegi damay obligé bàyyi ba mu guddi. nit ñi dañuy tëdd mais man maa ngi toog di jàng. d'accord damay toog jàng ba heure tëdd ba nga xamante ne man mi pare leer na ma ni pare naa. ma doogay tëdd. noonu lay demee. kon Fatou Bintou c'est-à-dire que c'est quelqu'un koo xam ne elle est un peu spéciale parce que moom si biir bureau bi lay essayer de concentrer wu. loolu daf lay yóbbee si élèves yi bu fekkoonte ne dañuy bavarder sax yow doo bokk si bavardage bi. non da ngay concentré wu si li ngay def wala wala loolu si kër gi rek la. mais même école yi moom loolu c'est évident parce que classe boo dem dina am ñu bari wax. am ñoo xamante ni nii dañuy essayer chaque jour di concentré wu. waaw mais même bu fekkee waxtaan am na. su ma waxtaanulee parce que ay élèves lañ dañuy waxtaan suñu biir. weccoo ay xalaat. mais su ma leeree ni am naa lu ma war a def. xamante ni cours yi dañuy succédé wu dañuy toppante. damay jël sama temps. bu ñu ñi di waxtaan man mën naa def sama exercice. en même temps di waxtaan ak ñoom. milieu bi moo la forger si loolu. moom mooy waaw moom. kon loolu milieu bi yow nekkatul handicap si yow. nekkatul handicap si moom. mais au contraire daf la dimbali sax si concentration bu maximale booy am. waay ak lu mënti xew man mën naa concentré wu moom. ok muy lu yéema des fois dañuy wax ne nit ki mënul jàng fu am bruit trop quoi kon donc yéen ñi nga xamante ne yéenay wax ne nit ki mënul jàng fu am bruit te ngeen nekk fu calme jël leen si avantage. Fatou Bintou avantage si loolu. bu baax sax. ok ñu gis ne aussi élève la bu xaw a ràññeeku si wàllum résultat depuis 6e wala 5e ba mu nekk première S1 koo xam ne à chaque fois dafay génne première de sa classe mu nekk ku ñuy primer saa su ne bu fekkente ñu ngi primer ay élèves foofu si lycée Yoff loolu lan la def si yow. bon. li mu def ci man bari na. parce que dama naan benn instant liggéey moo lay may. ok li nga bëgg. dëgg la bu fekkee lu baax nga bëgg moom. war nga xam yoon bi ngay jaar. mais alhamdulilah famille bu ma bokk. même bu fekkee am na ñoo xamante ni nii jàngatuñu wala dara. mais yàlla am na lu mu leen may. ok alhamdulilah. lu mu leen may alhamdulilah surtout ci sama côté maam ak yooyu noonu. waaw. ñoom alxuraan la ñuy jàngale. ok mais jàng nañ ba lu wax jàng nañ non ñenn ñi français. yooyu noonu mais alxuraan. alhamdulilah ñoom ñëpp jàng nañ. ay borom daara lañ. way même kër gi si biir kër gi fi ma nekk nii am na daara suñu. macha allah macha allah am na daara sama mag bu góor moo ko yore.
ok waaw kon donc xarañ ñu si wàllu français bi mais xarañ nañ si wàllu. sant yàlla diine ji alxuraan. waaw macha allah loolu am na solo parce que gis nañ ne sa première réaction mooy biñ la jëlee école ba ñëw si kër gi mooy topp may leen ma julli. kon donc loolu am na solo nekk ndaw aussi teewul nga xam li nga xam te mooy say wareef xam sa ay farata loolu lu am solo la. ñu ñëw si vie de l'élève toujours ba tey gis nañ ne si biir milieu scolaire bi daf si bari ay ndaw yu jigéen yoo xamante ne ni dañ leen di dégg si lu dul noonu mooy farantoo entre élèves am ay far entre élèves xam nga ko yaa ngi si biir. waaw bu fekkee amoo sax mais li ñu koy dégg bari na. wala ñuy dégg ci élève bi ak professeur bi. li ñu koy dégg aussi bari na. Fatou loolu ci wax mais waxal honnêtement nag. honnêtement est-ce que amoo. man non aw ma. amoo ci. déedéet. sérieux ñu ngi lay dégg de. ñëpp ñu ngi may dégg. ok c'est bien. léegi lan ngay wax ci loolu lan ngay wax ci farantoo entre élèves wala sax professeur bi. di génne ak élève am. oui loolu moom je dirais que c'est pas normal. lu tax. c'est pas normal. la moo tax parce que xale su tolloo ci jàng day jàng. ok. muy lu am solo te am na loo xamante ne nii kenn mënu ko boole ak jàng. ok. kenn mënu ko boole ak jàng. parce que même bu fekkee ni dund ma ko dinaa am sama xarit yoo xamante ni ñu ngi koy dund. di ko wane ñëpp di ko gis. lan nga yaakaar ne mooy inconvénient bi lan nga yaakaar ne mooy li nga xamante ne nii mooy li si baaxul dëggantaan li mën a handicapé élève bi surtout lan nga yaakaar ne loolu lay doon ci buy farantoo ak élève moroom élève am wala professeur am sax pourquoi pas. dalay ñàkk day tax doo mën a concentré wu. doo mën a concentré wu ci classe bi. ci classe bi partout. man je pense que loolu la parce que dina bu fekkee jeune nga. dina dindi ci yow lu bari. ok. comme lan comme. xale bu am kersa dëgg. waaw. lu dugg ci yoo xamante ne ni mag ñi dañ ko siy gis naan cey. am na solo. lu tax loolu. am na solo. waaw man loolu mooy sama philosophie. kon donc bu fekkee dégg naa la bu fekkente ne yaa ngi def loolu. waaw. sa kersa day naaw. waaw man loolu laa gis. da ngay wow bët comme parce que dem nga ba am fit di dugg ci loo xamante ni nii waroo cee dugg. waaw. ok muy lu am solo muy message boo xamante ne am na solo trop donc kon amul benn avantage su ma la déggee. amul avantage man de gisuma ci avantage. bu fekkente ne professeur bi wala élève bi àgg na ci du jàng ni mu war a jànge du def ay devoir am te bëgg na passé wala bëgg na am examen comme on le dit tantôt ni ñu koy déggee ci média bi nga xam ne y a 3 ans de cela. su ma juumul ci année yi. amoon na problème fuite bu amoon ba mu jàll ci WhatsApp bi et tout ça. waaw loolu am na. loolu en général bëgg lu yomb moo koy indi. ngay dégg ay élèves yoo xamante ne dañuy wax ne tëdd na ak professeur am pour am moyenne wala pour passer wala quelque chose comme ça kon donc bu fekkente ne yow élève bi def nga loolu pour jot li nga bëgg jot loolu du avantage. du avantage jot nga li nga bëgg jot. waaw waaye yomb na trop. te nit du bëgg lu yomb. lépp looy def da nga ko war ñax. te ëllëg yow xamoo après fan ngay mujjee sa professeur boobu nga ko seexaloon. ëllëg mën nga dem faneen. moom du fa nekk. d'accord. nga daje fa ak ñoo xamante ne dañu honnête. donc fi nga bëgg yegg doo fa yegg. bu fekkee nag da nga tàmm di def loo xamante ni dafa normal. di jéem a liggéeyal sa bopp. bañ a dépendre ci kenn. doo sonn à l'avenir. d'accord taama xoslu taama di mënal sa bopp taama di defal sa bopp loolu lu am solo la wax dëgg yàlla message la boo xamante ne nii vraiment élève bu nekk war nga ci bàyyi xel ndaw lu nekk aussi war nga ci bàyyi xel parce que nit ku nekk da ngay sàmm li nga xam te moom mooy sa ëllëg nga amee ko nga am sa diplôme wala nga passage boo xamante ne nii légalul jaarul yoon vraiment xamuloo ëllëg naka lay demee te loolu comme ni ko Fatou Bintou waxee rek muy loo xamante ne lu daaw yaram la boo koy dégg la parfois. doo lan la lay def en tant que jigéen ngay dégg yenn yi ay merci yoo xamante ni si milieu scolaire lay amee. dina ma metti trop en tant que élève dina ma metti trop en tant que jigéen. ok. ndax dafay mel ni rek comme jigéen ñi ñooy def lépp loo xamante ni normalul man loolu laa ko gis xam nga ñenn ñi mën nañ xalaat ni école bi ñëpp ñoo yem. waaw. alors que si biir école boobu noonu. am na ñoo xamante ni nii jàng moo leen tax a jóg. am na ñoo xamante ni dañu ñëw pour passer mais jànguñu. dañu ñëw pour bëgg a passer mais jànguñu. non attends dañu ñëw pour bëgg a passer mais jànguñu. tajol yax bi faram fàcce ko. nan laa koy tojee foofu noonu c'est-à-dire dañu ñëw duñu liggéey. kon su ma la déggee dafa am jàng. ak bëgg passer. ak bëgg passer.
lan mooy différence bi. soo bëggee jàng dëgg. waaw da ngay xoslu pour am sa moyenne boo xamante ne nii. dafa nekk base. moyenne bu baax pour nga mën a passer classe boobu. ok nga bokk aussi ci élèves yi nga xamante ne nii même bu fekkee ni duñ la ràññee chaque jour nga bokk ci élèves yi ñuy ràññee. ok nga bokk ci élèves yi ñuy ràññee. en plus nga fonk li nga nekk. ok jàng pour passer ak jàng pour xam-xam du benn. xam-xam bokkul jàng am xam-xam. am xam-xam. boo jàngee am xam-xam di nga passer. di nga passer. mën nga ñëw jàng ci pour passer mais doo am xam-xam. c'est-à-dire que doo mën a classe boo romb doo mën a aider ka fa nekk. déedéet da ngay fàtte. da ngay fàtte parce que jàngoo woon pour xam. effectivement donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi suñu mbokk ñi nga xam te ne yéen ñuy suivre ci émission bi nga xam te ne moom mooy classe A. saa su nekk ñu ngi leen di safoo ndax yéen a tax ñuy rey suñu bopp yéen a tax ñuy dox ci naaj bi yéen a tax ñuy du ñu nelaw voilà et cetera ñu ngi leen di safoo bu baax a baax a baax yéen ngi woon ci seen émission bi ñuy wax classe A ci biir émission bi mu am lu ñuy wax vie de l'élève tey suñu gan suñu invité nekkoon suñu rak di Fatoumata Bintou Diène dëkk Yoff fii surtout Yoff Tongoor juddoo fi màgg fii aussi di jàngee lycée Yoff premier S1 vraiment ñu doon ko dalal muy lu am solo Fatoumata yëg si nañ fi nga xamante ne nii foofu la ñu war a yëkkee jotaay bi. dañ lay wax lan mooy sa kàddu gu mujj. di gërëm ñëpp. surtout sama famille. ndax nit ku nekk amul lu dul famille. sama ñoom yaay sama ñoom papa ñëpp daal ñu ngi si biir surtout samay frères. ok. ndax tax nañ tamit ma xam lu bari. si ni ma war a doxalee entre sama moroomu jigéen waaw sama waa Kambis. ni ma war a doxalee sama moroomu jigéen ak góor lépp. ok. en plus inculqué nañ ma ay valeurs yu baax. je pense que loolu la xaw ma nag ñeneen ñi lu ñuy gis mais alhamdulilah. kon fréquentation góor moo la gënal bu jigéen. man moo ma gënal. moo la gënal. moo ma gënal. da nga siy gis réussite. gis naa si réussite bu baax a baax a baax. ok est-ce que doo def bu yàggee doo la tooñee jigéen góor genre yu demee noonu. non waaw am na ñu ma koy wax mais terewul fi mu bëgg a àgg incha allah dinaa fa àgg. ok da nga am objectif. am naa objectif. te loolu mënul tax du ma nekk jigéen. d'accord ba tey jigéen laay doon. te moom laay mujjee incha allah. incha allah am na solo trop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Fatoumata Bintou vraiment li ñu doon xaar si yow gis nañ ko yal na yàlla defal la ndam. defal la jàmm. mais la réussite. nekk xale teewul nga am projet nekk xale aussi teewul nga am objectif bu leer xam fan ngay jaar pour yegg fa nekk si. te yow yaa ngi si yal na yàlla defal jàmm. ba may la nga yeggali ak sa sago. ñu ngi jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne ni jàpp nañ si liggéey bi suñu caméraman yi suñu directeur des programmes yéen ñëpp ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal big up ñi nga xamante ne mooy la famille et les frères ñoom ñëpp ñu ngi assister vraiment depuis le début ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp di leen nuyu di leen jaara waaye aussi di leen dox dig dege ci beneen émission ci beneen numéro ci beneen invité incha allah nes tuut rek gars yi mu ngi noonu salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.